waaw xam nga wàllu ndox mi ñuy wax nii yaakaar naa bu ñu ko dégloo bari na ay gox ci Sénégal dañu ne dafa manqué ndox ñàkkum ndox mi nag yaakaar naa ni commencé wul ren daaw ba daaw jéeg la commencé parce que ñëpp xam nañ ni hivernage bi taw bi doxul te nappe phréatique bi taw bi moo lu bari taw bi moo koy indi te ñu seetlu ne même sax am na quartier périphérique yoo fi nekkoon yoo xam ni sax daaw ñu jàmbat ndox ndax amoon nañu teen yoo xam ni soriwul te ndox mi bari woon na ci mais heureusement ñun jubluñ nañ ci mais li gën a am solo mooy Mbour château d'eau bi gën a mag ci Afrique de l'Ouest Mbour la ne nit ñaa ngi jàmbat problème mu ndox temps yi passé gis naa ñu yokk tuyau yi ndox bi ci tuyau yi kii yu bari éclaté tuyau yu bari toj ba nga xam ni on a des problèmes da ngay dugg ci koñ yi gis ay mare d'eau yooyu sax mën na indi pénurie dans certains quartiers ndax bu ñu ko defarul day yàgg quoi te loolu nag Sen'Eau yaakaar naa am nañu projet bu ñu wax KBS 3 temps yi gis nga amoon na ay sites yu ma leen abaloon sax pour ñu defa stocké ay tuyau yu mag yooyu te yaakaar naa ni tuyau yooyu bu ñu duggee waxuma la sax ndox ci dëkk bi mais quartier yi gën a éloigné danañu am ndox metti na nag ndax temps yëpp dégg ngeen manifestation yi Dakar démb sax Koupentoum dégg ngeen coow la fa amoon ak yooyu yëpp mais nag ñun yaakaar naa ni ñun la gën a metti sax man mi dox ak yow fi mu nekk samay robinet ci kaw boo ko ubbee ndox du am xëy na ci suuf boo ko ubbee mu ñëw tuuti ñu bari dañuy toog ba xaaji guddi di jóg di root te loolu nag dañuy ñaan rek Sen'Eau seen liggéey bi ñuy def ñu def ko mu gën a gaaw tuuti ñu ndax nit ñi war a génn ci kii ndax comme dañoo nekk ci période corona nit ñi war nañoo am ndox mu ñuy raxasoo sax di sangu ak lépp dal surtout nag période bi ñu toll raxasu mi dañ ko exiger bon nag fii mu nekk nii ndox war naa mën a am ak nu mu mën a demee rek même bu dee par intermittence sax ñu di ko génne waaye absence totale d'eau moom loolu moom yaakaar naa ni baaxul. waaw ñun liñ ci mën wax mooy keroog ànd nañ ci ak préfet woo nañu CDD bi passé bi commission nationale bi ñëwee pour ñu waxtaan ci affaire distribution yeeg Covid beeg yooyu laaj nañu waa SDE waa Sen'Eau la tudd léegi sax seen problème boobu il faut que ñu jéem cee jublu waxtaan nañ ci ak ñoom wax nañ seen projet bi ñu ci am te yaakaar nañ dañ ni le plus rapidement possible léegi mu jeex bon nag pour te dire que ñun ñu ngi ci taxaw di leen wax préfet nga ci taxaw di leen wax quartier yi nga xam ni aussi fii ci Mbour robinet yi àgguñu fa ñun fexe nañu ba yóbbu fa ay borne fontaine même su fekkee ndox mi dañ koy duy sax dem di ko jaay ci ay saret moo gën mu bañ a am ndox te loolu yaakaar naa ni ñun def nañu ko te dinañ gën a appuyer aussi gën a appuyer waxtaan wi ak ñun waa Sen'Eau pour mbir mi mën a jëm kanam fan yi dégg ngeen sax ñu wax problème d'eau ca Falokh ak électricité dama leen di yëgal ñi loolu ñu wax fake news loolu la parce que ku xam Falokh xam ne bañ leen fa yóbbu dara amu fa ñu indil leen ndox maanaam ndox mi ni ñu ko indee dañuy xaar réseau social bi ba nga xam ni Sen'Eau dana ko joxe pour nit ñi mën a branché waaye dugal nañ fa lu mat ay juróom-ñaari borne fontaine yoo xam ni fa gën a sori lañ ko yóbbu mooy que délégué de quartier ba moo gën a sori ndax di nga romb foofu yëpp soo gaa ngi ci délégué bi dégg naa ni ñoo xam ni waaw dañoo faral délégué bi indil ko mais du noonu dañoo seet fa gën a sori te bañ jógee ci délégué bi def nañu ay tuyau yoo xam ni dafa dugg si ci biir dëkk bi ci biir dëkk Falokh te loolu yëpp balaa ñoo bàyyi ndax ñun Falokh ñoo leen fa yóbboon ñun ñëpp ndox dana am bu soobee yàlla ndax ñun affaire politique yooyu passé nañu ko ñun population bi mooy ñot dañ fexe ndox am fa ñu ànd ak ñun ak ñu àndul ak ñun yëpp a ci am courant bi tamit gis ngeen courant bi ñëw na fa benn projet courant moo fa amoon def nañ ko moom kay xanaa dañuy wax ni lampadaires yi nekk ci mbedd mi moo manqué te ñun am nañu benn projet 1200 lampes boo xoolee fii mu nekk nii dëkk yi ñu wër yëpp am nañu ko mooy lampe solaire yooyu ñu nag am nañ ci 1200 2000 lañ ci amoon léegi ñu ne leen 1200 la ñu am parce que dafa amoon yeneen communes yi ñu fàtte woon te loolu di ngeen gis fii ak une semaine 10 jours mbir moomu dina ñëw di ñu defar dëkk bi yëpp ci lampe yeeg yëpp dara du manqué. aide alimentaire bi xam naa ni yéen première kii sax chaîne boo xam ni naa ci wax ak yéen affaire bi teel a lan mardi suba la mercredi la ñu koy commencé joxe Mbour nag boo ko seetloo am nañu 42 quartiers te bu ñu woote woon tey mbir mi dana xataay goo xam ni dana mucc ayib comité communal bi nga xam ni moo yoroon liggéey bi dañ ko delloo
ñoom fi mu nekk dañoo jël par quartier fi mu nekk jëlagum nañu juróom-ñeenti quartier pour suba après bu ci tegoo ñu jëlaat juróom-ñetti quartier noonu la ñu koy jëlee ba mu jeex quartier bu ñu quartier yi ñu jël nag juróom-ñeenti quartier yi woo nañ seen délégué de quartier yi ku ci nekk jox nañ la bon bi nga xam ni ñi ko moom ñoo ko yee ñu jox leen ko pour ñooñu bu ñu xëyee le matin quartier yi war a ñëw le matin wax nañ leen ko bu ñëwee xëy ñu defar mbir yëpp ku ci nekk ñëw jël seef yóbbu ñi ci des mooy ci ngoon gi ñooñu tamit ñëwaat te bu ñu la joxee sa bon tey na nga xam ni suba nga koy jëli te loolu yaakaar naa ni chaque jour dañuy woo délégué yi concerné yi ñu jox leen ko pour dañuy wut benn stratégie boo xam ni boo xante du fa am ndax distanciation bi ñu wax loolu nañ koy toppee koo xam ne nag jox nañ la bon ne la suba ngay ñëw nga toog ñetti fan wala ñeenti fan soog a ñëw na nga jàpp ni dañuy jox ñenn ñëpp ba pare délégué quartier yi ba pare bu ñu paree nag yow ñu jox la sa wàll ndax ñëpp danañ am waaw ñi bind ñëpp danañu am mais mënuñu laa jox ne la da nga ñëw suba nga toog ba ginnaaw suba fekk ñeneen la ñu programmé nga ñëw loolu dañ koy moytu ku ñu jox sa ticket jox lay bés na nga ñëw ci bés boobu ñu jox la li nga yooyoo bu ñu ko commencé distribuer nag ñun mairie bi am na lu ñu war a distribuer ndax xam nañ li nga xam ne joxe nañu ko manquement dana ci am ndax bi ñu defee liggéey ba pare am na ñeneen ñu ñëwaat ne ñoom vraiment dañ leen a fàtte te yooyoo nañu ko xam nga fii mu nekk liggéey yu bari arrêté na ñi nga xam ne daanu yor seen liggéey ba taxaw na te ñooñu aussi il faut nga sóoraale leen ndax léegi dañuy doon ay nécessité bu loolu amee ñun waa maire Mbour préparé nañu loo xam ni danañ ko teg seen loxo maanaam nag li état joxe maire bi mënu koo joxe maanaam fu état doon joxe ñaari saako ceeb ñun danañ fa joxe benn saako ceeb fu mu joxe fukki litre diwlin danañ fa joxe juróomi litre noonu lañ ko toppee ba mu jeex léegi nag ñun li ñu doon xaar pâte alimentaire bi ñu doon wax lépp ñëw na moo tax fii mu nekk ñu bar koo def noonu di ko jël lu bare nga ci béréb bi fii ci dëkk bi mais dañoo bëgg di bu ñu defaree tey comme nga suba ñu ngi koy defaree ci seko bi bu ñu ko paree beneen bi ci des mën nañ ko defaree fii ci maison des jeunes bi après dañuy ciblé yeneen quartier am fu ñu ko kii woo quartier yooyu ñu ñëw jël si seen i mbir ba nga xam ni jarul buuxal tey jarul ko coow ndax ku bindu xam nga ko ku ñu d'accord see mbir xam nga ko da ngay ñëw rek jël see mbir daa ji dem la ca des nag mooy li maire bi joxe te bu soobee yàlla bu ñuy pare ci lii rek enchaîné ko waaw loolu moom yaakaar naa ni maa ngi koy soog a wax parce que il fallait que ma am ci lu ma leer boo demoon maire sax fi mu nekk te li ma bëgg sax mooy ngeen jaar ca maire ba waxtaan ak comité de ciblage bi ñoom it ñu gën cee dolli ay kaddu waaw ay leeral pour population bi gën a yëg mbir mi te xam naa ne avec Mbour TV moom yaakaar naa ni waa Mbour yëpp danañ ko yëg xam ni mu demee. suuf moom foo ko déggee rek da nga ko amul maanaam soo bariwul suuf fa ngay déggee ni ñu ne problème suuf am na ñun Mbour yaakaar naa ni bu ñuy wax affaire suuf Mbour amatul périmètre communal li ñu fi jot a am as néew moo doon lii ci nekk ci terrain bi nga xam ne ay 14 hectares la xaw ma 13 hectares et poussière loolu dañ ko waxtaanee conseil municipal ñu ne dafa am benn promoteur bu ñëw di proposer ne foofu dafa bëgg a def centre fonctionnel kii maanaam multifonctionnel ay jàmba comme ni jàmbaar def Déni Biram Ndaw def ko ay Sacré-Cœur ñëw def ay proposition ne dafay def ay ñetti terrain de football terrain handball basket jël fa 500 personnes ñu fay liggéey dafa fa ay terrain d'entraînement wax lépp indi projet am teg bi mu ñëwee ñu xool ko am bureau municipal ñu ne nañ ko yóbbu conseil municipal mais nag bu ñu demee conseil municipal li ñu koy laaj waxuñu ko pour mu joxe ko day joxe avis ci lii nga xam ni borom projet bi ëñu na ko bu ci joxe avis nag léegi nag bu ñëwee ñu toog ñu génne waaw ak canadiens yi ñu wax ñu génne bagage yëpp teg ñu waxtaan ñu ne lii la ci maire yi Mbour di am lii la ci jeunesse bi am population bi lii lañ ciy jariñoo lii lañ ciy jariñoo loolu boo gisee ñu di ko def pour population bi moo tax te joxaguñu ko kenn damay wax lu leer avis lañ ci joxe ne buñ ci d'accordé ci sunuy kii ñu jàllale loolu buñ ko d'accordul ñu taxaw te nag dama yaakaar ni suuf bu ñuy wax ni nañu bàyyi génération future mooy lan génération future léegi lañ koy préparé jàppale leen léegi dafa leen loo xam ne bu ñëwee fekk ko fi waaye ku ñëw ne génération future fii mu nekk nii mën naa wax ni 22 ans ngi ni terrain bi noonu la mel gis ngeen ci ginnaaw dañ fa doon tuur mbalit ba mu fees del coow li bari
temps yi nag dañoo gis ne am na benn entreprise bu fa nekk di liggéey léegi ñëpp daw a doone waaye dañoo dagg terrain bi jox ko entreprise bi te entreprise bi ñëpp xam nañu ay tali la ñuy defaral ci Mbour mooy sociétaire tali yi ngay dégg yëpp ñoom ñoo koy defar ci dëkk bi boo duggee ci Waseek fépp di nga gis tali yi ñu ngi koy defar de sax maa ngi ci profité pour wax leen ni yoon boobu ñuy wooyee yëngu leen ginnaaw suba danañ ko commencé ñu defar ko yaakaar naa ne tey primauté bi tamit yéen a ko am dañu koy defar. di jógee dispensaire bu mag bi di dem hôpital te day continuer incha allah dem ba Saly ndax benn yoonu Saly bi ñu defar moom gis ngeen ko moom moo tax ma leeral affaire suuf soos ñooñu dañ leen ko abal pour ñu defar seen liggéey bu liggéey paree dañuy dem mais nag dañoo signé ak ñoom contrat RSE ndax dañu leen ne fii kat dañ leen koy abal mais nag sunu mbalit mi nekk ci stade bi yëpp dañ koy dindi ñu ne waaw te boo demee fi mu nekk yaakaar naa ni 90% mbalit ma deñ na ñoo leen mur boobu daanu woon dañu koy yéegal ngeen defaral ko ba mu jekk te boo leen paree bagages yi fi nekkoon ak yëpp ngeen dindi seen bagages yi bu leen fa bàyyi ngeen delloo ko nam meloon ñu d'accord ñu signé dañu koo signé teg waaye xam nga bu nit ay nit ñëwee dem di jiital ay nit na leen ñu ngay jël terrain ba ñu ngay kii nekk ci rajo yi ñu nekk télévision yi lu ñu nekk waxtu te kenn ñëwul ci man laaj te boo laajee entrepreneur bi na la xamal ni fii dañ maa abal protocole baa ngi ni mais boo nekk ci dëkk da ngay laaj mais nag doo joxe fausse information bëgg koo dëgëral nit ñi ku ci nekk di commentaire jaay nañu fii fii amul dara luñ fi mus a jaay population bi la ñuy seet seen bëgg-bëgg ak nañu ko bëggee ñu dugal ko ci joxe pour bu canadiens yi ñu toog seen ndax suñu njariñ ña ngi ci wala suñu njariñ nekku ci ñu waxtaane ko fii la ñu waxoon ni terrain bi maire daf koy joxe ay Auchan dégg ngeen coow li bi ñu coowee coow ba bëgg a dee lañ soog a ñëw ci maire bi mu ñëwee génn ay kayit ne leen lii de bàyyi la bàyyi bu jógee ci kaw la ñoo ko jox Auchan 1 hectare waaye man ba léegi taxul woon ma nangu dama leen ne Auchan il faut mu ñëw signé ak ñun ay contrat te contrat yi mu signé jël nañ ci mat plus de 100 personnes ñu nga fay liggéey pouponnière bi ñu leen di jox dund régulièrement ay couche ki meew suñu centre culturel bi dugal nañ ci 100 millions seen entrepreneur la ñu indi ba liñ ci dugal ñoom pare nañu ñun ñoo war a àggali dégg nga sur le plan culturel lépp lu ñuy def dañ ciy participer ak yeneen yoo xam ni moom laa def ak ñoom ba ñu d'accord ba ñu commencé koy jëf man ma soog a d'accord te man vraiment terrain état la xam nga su ma toogee ba di ci d'accord booba am na lu ñu ci bëggoon pour population bi te loolu am nañu ko may jàpp ni population bi ma xamal leen ni stade bii sunu stade la te dañoo bëgg lépp loo xam ne sport lañ fay def ñu def ko fa. communication dafa luy doy waar ndax dañoo bëgg looy wax nga xam ko ak booy poser question nga xam ko temps yi attaqué nañu fii ci affaire suuf tamit benn maire bu nekkoon fii Guy Murit war a déplacé wu parce que ci école bi la nekkoon mu am ay journalistes yu dem ñoo ne dañ leen a yabal parce que maire bi dañ ko bëgg a génne jaay ko doole waaye bi yeneen journalistes yi ñëwee di laaj dem nañu laaj maire bi laaj nañu maire yi tamit yëgal leen ni femme boobu ñuy wax du woon moom rek matal nañu 50 personnes ñu wutal leen ñoom ñëpp ay terrain pour ñu génn ci école bi ñëpp dem ba mu des femme bi ñu ne ko li tax doo dem mu ne benn terrain lañ ma jox maag sama jëkkër ñoo ci nekk te sama jëkkër benn doom la am te bu ñu toxoo tey ñaanuñu ko yàlla mais bu dara xewoon tey man damay ñàkk bi mu waxee loolu ci temps yi jëkkee la de en 2005 yooyu maire yi joxaat ko beneen boobu ba léegi xamuñu fu ñu dugg ñun bi ñu ñëwee coow li bari ñu ne dañuy miire école bi lañ ko ba mu ñëw ñu ne ko doo génn mu ne ñun terrain bële jëkkëram nekkatu fi nelaw na doom ja jël na ko beneen terrain bi mu amoon doom yi jël nañ ko tukki nañu te moom dafa néew doole moom rek moo fi des conseil ñi nga xam ne ñoo nekk ci mairie bi yor domanial bi ñu waxtaan ñu ne am nañu benn terrain bu ñu ko war a mën a jox ñu yëkkati beneen terrain jox ko loolu taxul mu dem léegi bi ñu ñëwee di miire école bi mu nekk foofu di indi coow fa la yenn kii yu jógee ne dañ koo bëgg a génne bi mu ñëwee préfet convoqué ko mu ñëw préfet na ko yow nu mu demee mu ne ko waaw wax dëgg yàlla waa Mbour jox nañ ma terrain mi ngi nii mais damaa néew doole mënuma koo tabax mënuma ceef dara ñu boole ko benn entrepreneur sax pour waa ji dimbali ko mais ñoom ñaar dañuy xuloo ndax dafa ñëw di kii ak waa ji ne man génn naa ci bi ko préfet wooyee nag ne ko bu ñu lay dimbali da ngay nangu ñu dañu lay dimbali naa wax mais rek ñi fi nekk ñëpp bonne volonté ñu jàppale la ñu tabaxal la ñaari pant ak yooyu nga dem taxu ndax ci néegu ñax nga ne ba d'accord nañu
loolu nag bu amee xam nga boobu fot kay ci ki ñu waroon a jox terrain bi la mais nekkul ci maire bi waaye di wër wax ni maire bi dañoo bëgg a génne ndaw si dañoo bëgg a def lii di ko wax ba ñëpp dugg ci internet bi ku nekk wax ci loo xamul te loolu amul nit ki li muy wax daf koy xam wala mu màndu ci wala boo laajee benn parti bi nga ñoom laaj beneen parti bi waaye doo jëg rek wax lu la neex dem sa yoon te loolu ñun dootuñu ko nangul kenn waaw boo waxee daal te laajoo ñu wax li ngay wax te du yoon ñun danañ ci dugg ak yow ci yoon parce que loolu mooy yoon ak yeneen ak yoo xam ni duñ ko yëg da nga ñëw rek ñu ne bon maire yi Mbour nangam ak nangam maire yi Mbour nangam ak nangam te loolu nag journaliste vrai journaliste wala ku xam liggéeyam du defee noonu bu déggee benn kàddu day laaj beneen kàddu bi nu mu demee ñu expliquer ko waaw moo tax affaire suuf si ku ci nekk di nga coow am na ñoo xam ne bi ñu leen fi joxee ay terrain fii ci dëkk bi mat na 30 ans terrain yi kenn xamul ko moom mbali lañ fay sotti suuf koñ ba jóg bind ay kii bind ñu tam ñu bind préfet wax ko préfet nee na ñu def recensement yi bu ñu paree seet fekkee dañ ko war a désaffecté ñu désaffecté ko affiché ko ñëpp dégg procureur yëg ko rajo yi yëg ko nga xam ne bu ñu koy joxewaat ñu joxe ko ci ànd mu leer waaye bàyyi fa terrain 30 ans kenn xamul ko moom ñu defal tuur mbalit nit ñi di feebar ci nawet bi loolu jaaduwul te boo ko laalee tey ñu ne ah suuf si la ñuy jël te liñ ci def yëpp yoon lañ ko def dañ koy affiché mënuñu laa jox terrain te ñun yoon mee nañ bu ñu la joxee terrain 1 an defoo ci dara mën nañ ko nangu waxuma nag 30 ans man bi ma ñëwee ba léegi gis naa fi ay terrain yu kenn xamul lan la mbalit suuf te da ngay jékki-jékki benn waay jógee fee ci àll ba ne maa ko moom mais sama këyit daa réer dem di lijjanti ji ay këyit te loolu aussi bu ëllëgee day indiwaat ay problème yooyu yëpp daal ñu ngi koy moytu lépp luñ ci mën ci affaire suuf si ñun ñu ngi ko ciy def waaye nag am na ci yoo xam ne bu lee ay baay yu jógee feneen bu ñëw ci ñun loolu mënuñu ci dara temps yi dégg nga temps yi passé ñu ngi doon wax ci affaire littoral bi ay Dakar ak fépp ñëw nañ sax ba wax ci affaire mbaalingu Mbour bii mbaalingu Mbour ñun mosuñu koo laal mbaalingu Mbour mooy li ma la ci waxoon daf ci am ñoo xam ni dañoo amoon seen bàyyi indi ko ñu jox leen ko mais bi ñu koy defar dañoo xaw a laal ci kii bi ndax nit ñaax ñi dañoo fàtt dex gi te dex gi bi mu fàtteeg léegi ëpp na 12 ans ndax suuf si nga xam ni moom la géej gi daan indi foofu lañ doon tibbee suuf ku juddoo Mbour xam ni foofu la ñuy tibbee suuf di tabax bi leen ko kii aayee ministre de l'environnement ñu aayee ne bu fi kenn tibbee di suuf si jóge ci gànnax bi ci géej gi moo ko fatt bu ñu waxtaanoon sax gaa ñi mën nañ koo dindiwaat ndax ndox mi di dugg ci dex gi mais ndox mi mënta dugg ci dex gi parce que suuf soosu la du suuf soo xam ne dañ koo wàcce fatt ko amul loolu amul ku dëkk Mbour di nga xam ne loolu amul dex gi suuf si daan ñëw foofu ñu di ko tibb di ko tabaxee la ñu aaye moo tax mu def ab jàll mënatu faa dugg parce que dañoo bëgg mbir mi di leer waaye ñoo neex kii nañu fàtt nañu dex gi jaar nañu fii joxe nañu foofu xam nga coow nañu fii dañoo joxe foofu bi ñu waxee wax ba sonn lañ ñëw ne waa mais dañ laa déggul ci affaire bi man leen di ngeen maa laajul ñu ne man leen ñii fi ñëw di defar foofu seen projet bopp bi man joxuma leen ko état kii leen ko jox mu ngi nii kayit yaa ngi nii bi ñu xoolee ba xam ni lii kii ak ñu soog a attaqué feneen di wax ni boobu fi mu jógee la ñuy attaqué nangam ak nangam ma ne loolu sama yoon newu ci de toute façon man lépp lu ma mën a préserver te nga xam ne maire yi bokk moom ci fond ci communal bi la bokk ñun danañ ko mën a préserver leneen li nga xam ni nag population bi ànd nañ ci ne kaa leen ko def ñu def ko wax ji féete boor man daal loolu laa ci amoon lu wax ci affaire suuf si ndax suuf si moom dafa bari problème trop. kon ma bàyyi la ak